asalaamaaleykum maa ngi nuyu mi ngi leen di nuyu di féliciter sénégalais yépp ci taxawaay bi nga xam ne si am nañ ko fan yi di nuyu di gërëm itam sëriñ si nga xam ne si yépp délégation yi mu leen yabaloon jot nañ recevoir nañ leen ñaanal listam yi di wax rek ni li ñu dund fan yi yépp ñoo ko bokk dund xam ngeen ko mooy élection yi ñu dugg gis ngeen ni opposition bi dugg na ci ay difficultés yi ñi ngi tàmbalee d'abord ba ñuy laaj fichier électoral mënuñu ko am ngay dem élection ci tëñëp ñu indi parrainage bi mu nekk encore difficulté bu rëy bu nga xam ne si ñenn ci ñun mujjuñu ko jàll ay sénégalais yoo xam ne si comme ñun waroon nañu mën a dem ci élection yi parrainage bi nekk difficulté ba ñu jógee ci parrainage bi dugg ci difficulté liste yi ngeen gis problème yi ñu am yépp ci liste yi ay genn wàllu liste ñoo dem ci élection yi alors loolu yépp nekk ay difficultés yu nga xam ne si dund nañ ko ñu jàpp suñu leader yi tëj jàpp nañ fi ay député Déthié Fall jàpp Mame Diarra Fam jàpp Cheikh Abdou Bara Dolly ñooñu ñëpp ñu tëj leen te ñu nekkoon ay candidats yoo xam ne si déjà déclaré alors yooyu yëpp nekk ay tolof tolof yoo xam ne opposition bi dund na ko avant campagne bi di ubbi mais loolu yëpp teewul opposition en tout cas nun Wallu ak Yewwi ñu jàpp ni dañoo war a dem élection nañu dem defi campagne malgré difficulté yooyu yëpp ndax yaakaar nañ ni bu ñu waxee sénégalais yi danañ ñu déglu loolu itam la ñu gis ci Sénégal fi nu wër yépp bis bu nekk gis ngeen ni muy guddi muy bëccëg muy naaj muy taw c'était phénoménal ci taw yi da ngeen ñuy gis ay parasol nit ñi na ñaan du ñu dem parasol la ñuy yore nit ñi taxaw ni du ñu dem nañu wax ak ñoom ci biir taw yi loolu wane na ni sénégalais yi taxaw nañu sénégalais yi déglu nañu sénégalais yi xaar nañu ñu wax ak ñoom ci li nga xam ne si moom la ñu bëgg soppi Sénégal alors loolu sénégalais yi wuy si nañu ci ndax dañ leen waxoon jox leen ñu majorité bu nga xam ne si bu ñu ko amee bu ñu demee assemblée nationale coalition Benno Bokk Yaakaar bu président Macky Sall dootu fa am majorité bi ñu ko defee bi ñu demee ba wote ba pare gis ngeen wote bi ni mu demee malgré difficulté yi ñu amoon ngeen malgré li nga xam ne si lépp nguur gi def na ko bàyyiwuñu bi ñu defaree suñu liste yi ba noppi xam ngeen gis ngeen li ci topp ñaata responsable opposition bi ngeen dégg ni ñu ngi leen di recevoir palais am na ñoo xam ne ñi ngi woon ci suñu liste yi sax rocc nañ leen recevoir leen palais ñu def ay déclaration wax ni ñoom àndatuñu ak Yewwi wala àndatuñu ak Wallu loolu yëpp nekk ay difficulté teewul bi ñu wotee opposition am na majorité Benno Bokk Yaakaar amul majorité gis ngeen ko loolu nag malgré li ñu def lépp gis ngeen ni tey jii nii bourrage d'urne dégg ngeen ko dans le nord experts yépp tey jii nii étudier nañu tey jii boo gisee analyse yi ñu def dañoo analyser population Matam Podor boole ko évolution boole ko ak évolution électorale bi wane ni li fay wote warut a mën a nekk gis ngeen ni sunu mandataire intercoalition bi Déthié Fall def na recours ci loolu ñu yaakaar ni loolu recours boobu dana aboutir te bu aboutiree ñaari baat yi ñu ëppalee sax dana gën a wàññeeku ci ñoom kon boog di wax ni tey jii ci tey victoire opposition moo am sunu boolee li waa opposition am Benno Bokk Yaakaar amul majorité waxuma la sax majorité relative wala majorité absolue li ñu leen digoon ñun ni leen sunu mbir mii bu fekkente ni Sénégalais yi déglu nañu danañu am plus de 93 députés xam ngeen ni budul woon yenn juumte yi am Louga Diourbel Bounkiling Linguère Mbour nga xam ni si dafa am ñoo xam ne si waruñu woon a wote Wallu ñu wote fa Wallu wala ñoo xam ni waruñu woon a wote Yewwi ñu wotu fa Yewwi budu woon loolu tey kenn waxatu ko ndax boo boolee li nga xam ne si moom la fa intercoalition am ak li nga xam ne si moom la fa Bennoo am boo ca boolee ña fa juum wote ci Wallu mbaa ci Yewwi gañe woon nañu gars yi bu yàgg kon boog suñu système bi ñun la ñu ci doon xaar dikk nañ ci malgré cela am nañu majorité kon boog li des ci opposition bi mooy ñu gën a booloo jàppoo jàppoo ni nga xam ne si Wallu ak Yewwi def nañ ko sunu yeneen naataangoo yi nga xam si ñi ci yeneen coalition yi ñoo bokkoon li ñu doon wax ci biir campagne électorale bi dañu doon campagne pour ñu am assemblée nationale de rupture dañ doon campagne di wax sénégalais yi comme li ñu doon wax ñun dañoo bëgg changement ci assemblée nationale bi sénégalais yi woteel nañ leen kon boog ñun ñu les invitons ñu ñëw ñoom ñëpp fekk si ñu àndandoo mu nekk le grand bloc de l'opposition su ko defee li nga xam ne si wax nañ ko bëgg nañ ko ci assemblée nationale bi mën nañ ko ca def ci loolu itam
ci loolu ci la ñuy bu ko defee li ñuy bëgg assemblée nationale ñu mën ko fa am ci loolu la ñuy wax ni programme yi benn la mooy changer réew mi doxalinu réew mi réhabiliter waxoon nañu ni ci la ñuy système boobu ci la ñuy mën a bu ñu amee majorité bi ñu mën a defaraat li ñu war a defaral Sénégal loi yi nga xam ni si baaxuñu ñu dindi ko loi yu beneen loi bu nga xam ne si waru fee nekk du fi dem ci système boobu la ñu mën a am majorité bi bu ñu ko taxawalee àndandoo ci la ñuy mën a réhabiliter suñu frère Khalifa Sall ci la ñuy mën a réhabiliter suñu frère Karim Meïssa Wade delloo leen seeni droit civique ba nga xam ne si dañuy mën a préparer bokk ci élection yi di ñëw ndax élection 2024 assemblée nationale bi moo koy préparer moo koy organiser bu ko defee Sénégal am jàmm bépp loi bu nga xam ne si am na fi te war nañ koo changer ñu changer ko ba nga xam ne si kenn dootul dal ci kaw opposition sur n'importe quel prétexte ba nga xam ni si citoyens yëpp danañu mën a recouvrer seeni droits ñu mën a dem à des élections 2024 apaisées fekk na nag on aura arrêté la dérive à l'Assemblée nationale parce que loo xam ne si wate woon nañ ko fa ci loi boo xam ne si war nañ cee revenir ñu dindi ko te itam kenn dootul def ci Sénégal loo nga xam ne si loi la booy xam ne si day yàq Sénégal ak di ko tas loolu moo tax ñuy woote di wax di woo opposition bi yëpp seen unité nañ ko reconstituer woote boobu yamale wuñ ko rek ci coalition yi nekk opposition même député yi nga xam ne si ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di wax ni nañ ñu rejoindre su ko defee suñu majorité mu nekk majorité bu infaillible bu nga xam ne si day mën a def li nga xam ne si war na ko def ci assemblée nationale di wax rek ni ñu ngi yokk rek di gërëm di sant waa Sénégal yépp ci seen taxawaay bi nga xam ne si taxaw nañ ko di wax ni 14e législature bii ci histoire du Sénégal mooy législature boo xam ne si dañ koy dugg ak parti au pouvoir minoritaire loolu nag il faut que l'opposition xam li nga xam ne si yàlla jox na ko tey kenn mësul xalaat loolu dañ daan wax majorité mécanique tey jii amatul on ne peut plus partir ça c'est derrière nous opposition liggéey na ci terrain bi defar nañu des mécanismes infaillibles nangu nañu député yi ci Benno Bokk Yaakaar ba tey bu ñuy dem assemblée nationale dañuy fay duggi avec un parti au pouvoir minoritaire avec une opposition majoritaire ci Sénégal nekk na lu nga xam ne si c'est un pas qualitatif pour la démocratie te dana nekk loo xam ne si dañ koy ubbil démocratie ci njàngat ci histoire loolu nag loolu nañ ko téye bi ñu ko war a téye te liggéey ci li nga xam ne si moom la ñu Sénégal sant ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam